waxtaan bi ci ñaari poñ la poñ bu ci njëkk moom mooy suñu diggante ak li nga xamante ne mooy groupe Sedima mu nekk suuf soo xamante ne mi ngi nekkoon délibération 300 hectares bu ñu joxe woon depuis 2012 li taxoon tamit ñu joxe woon ko mooy Babacar Ngom dafa ni woon dafa ñëw pour liggéey ak waa Djilakh di laaj 500 hectares ba waa commune bu ñëwee fii commission domaniale waxtaan ak waa Djilakh ñu leen loolu mënul nekk 500 hectares amul sax fu ñu leen ko joxe ñu demaat ñëwaat laaj finalement 300 hectares mais le départ il demandait 500 hectares c'est par la suite qu'ils sont revenus après ñu joxe ñu waxi 300 hectares ba ñu waxee loolu tamit Djilakh mosul bañ projet li mu bañ mooy la superficie bu ñu ko jox ñu ne la kon bu fekkee délocalisation usine képp moo tax ñu lay jox 300 hectares loolu mënul nekk 50 hectares sax bëri na ci kon maanaam lañ doon bañ mooy xayma bi 300 hectares lañ ko mos a nangul mosuñoo tee nangu ñu jox ko waaye ku nekk xam na administration sénégalaise nu muy doxee dem nañu commission domaniale avec le préfet de l'époque dem nañu jël seeni doole et foqati suuf si jël natt 300 hectares jox ko Babacar Ngom pour mu am projet bu muy liggéey te ñun gis nañ ba sonn waaye gis nañu projet Babacar Ngom fii ci biir Djilakh tey jii nag li nga xamante ne moo gën a graaw mooy titre foncier bu ñu ko defal te ci biir titre foncier boobu noonu am na benn partie boo xam ne mooy suñu côté frontière ak waa Sandiara dëkk bu ñuy wax Kibik foofu la ñu dagaloon waa Djilakh ñu bëri tey jii ñu ngi fii teew am fa ay tool commune bi dagal leen ko ay 2 hectares ou 3 hectares par maison ñi nga xamante ne tey boo ko doon xayma ñi nga xam ne seen suuf dugg na ci 300 hectares yooyu lim bi weesu na ñeent fukk personnes ñeent fukk nit yoo xam ne tey seen suuf mi ngi ci biir toolu Babacar Ngom. amuñu si pexe loolu moom moo gën a métti waa Djilakh beneen bi ci des mooy nangu nañu suufu Djilakh ba pare Babacar Ngom non seulement liggéeyu ci waaye dafa dem signer contrat ak benn promoteur étranger abal ko du contrat wu location du dara daf ko koo abal ko juróom fukki hectares pour mu ciy béy kon dafa mel ne tey jii suuf suñ ko jox amu ci pexe bëri na bëri waaye boo xam ne amu ci pexe xamul nu mu koy def ba koy able fekk waa Djilakh ñu ngi fii toog am soxla ay tool yu ñu bëgg a béy te amuñu ko Babacar Ngom jël seen 300 hectares ba pare di ko able 50 hectares benn promoteur pour ñu mu siy liggéey waxatuñu loolu nag tey jii état au Sénégal jox ko titre foncier boo xam ne c'est un titre foncier boo nga xam ne ay tappale kese moo ko lal baax parce que dafa am ay loi am ay textes yoo xam ne dañ ko waroon a respecter ci procédure bi te amul fenn foo xam ne respecté nañ ko foofu kon loolu dañ koo jàppee escroquerie dañ koo jàppee un délit dañ koo jàppee en tout cas donc sàcc dañ koo jàppee tappale bi nga xamante ne moom la def en tout cas ànd ci ak ay yenn autorités ba tey jii ñu xañ waa Djilakh seen suuf si loolu nag moom la ñuy ñaan le président Macky Sall mu annuler décret boobu si nga xamante ne moom moo signé le titre foncier bu Babacar Ngom mu delloo waa Djilakh seen suuf su ko defee ñoom xam nañ exactement nuñ ko war a def beneen bi ci des ci warul tënk mooy suñu diggante ak waa commune Ndiaganiao du commune Sindia ak commune Ndiaganiao te mu am ci biir ñaari dëkk yoo xam ne am na loo xam ne ci biir ñu ngi koy xëccu ñii ñu ngi naan fii ñoo ko moom ñii di naan fee ñoo ko moom loolu dañ cee bëggoon a indi ay position yu leer par rapport ak yenn sorties yu ñu gis suuf soosu du tey la tàmbali c'est un vieux contentieux depuis 2008 amoon na fa coow ba tax autorité administrative yëpp ak autorité coutumière yëpp daje fa waxtaan ànd ak ay agents techniques waxtaan ba trouver un consensus ñu ni Djilakh na yem fii maanaam commune Sindia Sandiara na yem fii Ndiaganiao na yem fii ñu tracé mbedd mu mat 30 mètres pour def limite administrative kon kuy wax ne limite administrative amul loolu lu ñu jaaxal la waaye li ci am solo mooy Djilakh mi ngi tënku tey jii ci procès verbal ak ci liggéey bu am solo bi nga xamante ne autorité administrative yi ñoom ñoo ko defoon ci at booba ñun ci loolu la ñu tënk parce que dañoo jàpp ne ñun ci état de droit la ñu nekk
kon administration boobu lu mu def noonu ñun loolu ci loolu la ñu ànd te ci loolu la ñuy dox loolu moo tax nag ñu ni 300 hectares yii bañ koy rëdd di ko tracé ñooñ dañoo bàyyi en compte dañoo jëlaale en compte maanaam procès verbal boobu noonu tey booy xool sax daanaka suufu Djilakh des na lu ëpp ay 300 wala 200 hectares ci ginnaawu sédiment booy xool bu fekkee dañoo sukkandiku rek ci procès verbal boobu bu 2008 boobu noonu kon loolu ñuy wax noonu dañu bëgg a wax ni rek suuf soosu délibération 300 hectares yooyu ak 225 titres fonciers hectares titre foncier bii loolu noonu mi ngi ci entièrement ci biir périmètre communal bu Sindia ci biir suuf Sindia la nekk et par conséquent loolu ci biir suufu Djilakh la nekk kon suufu Djilakh la donc loolu lañ doon bëgg leeral mu leer ci bopp askan bi mu leer ci bopp adduna bi yëpp que ni 225 hectares yii di titre foncier suufu Djilakh la bokk ko ak kenn te it wax dëgg si yàlla xëccoo ko ak kenn on a oui accalmie entre guillemets parce que quand on parle d'accalmie il faut mettre ça entre guillemets on n'a jamais enterré la hache de guerre c'était pour reculer pour mieux sauter c'était ça et entre-temps on a organisé ici beaucoup de réunions beaucoup d'assemblées générales ici entre communautés n'est-ce pas donc pour trouver des stratégies de lutte voilà parce que pour nous le combat n'a pas encore commencé le combat de Djilakh n'a pas encore commencé et ça je vous le dis et si je vous le dis il faudra me croire donc on n'a jamais été dans une quelconque accalmie il faut mettre ça entre guillemets mais on était n'est-ce pas donc en train de s'organiser de discuter entre nous n'est-ce pas donc pour trouver des voies et moyens en tout cas donc pour mieux en tout cas donc faire une bonne communication et aujourd'hui on a terminé cela voilà notre première sortie n'est-ce pas donc médiatique par rapport à waaw xeex bi moom fu ñuy yem mooy ñu delloo ñu suñu suuf rek xeex bi jeex waaw xeex bi nag ñun dañoo jàpp ne ñun waa Djilakh xeex bi tàmbaleegul si ñun sortie médiatique yi ñu def yëpp dañ doon yëglu rek dañoo génn yëglu ba ñu xam ni Djilakh est concerné par rapport ak lii ñuy def waaw te li ñuy négocier yëpp kenn boolewu ko ci te muy suufam kon c'était normal ci jamono boobu Djilakh génni comme ni ko ñëpp defee mu def ay sorties médiatiques ba àdduna bi xam ni Djilakh est concerné par ce problème là waaw waaye nag du woon ne dañoo tàmbale xeex de fi mu ne nii nag dañoo doog a jug nen pas sol suñuy tenue de combat pour doog mën a nag commencer suñu xeex bi mu ngi doog commencer. ñu dox loolu ànd dox ko ci yoon ku ñu woo ci leneen nag mën nañ ko de mais ñun nekkuñu foofu dañoo bëgg nag autorités yi nañ ñu bàyyee xel boo bëgg léegi nag ñu ngi artu léegi mat 1 an ñu ngi artu autorités yi ñoom nag ñu ngi jéem a tànqamlu mais nañu xam ne ñu ngi tànqamlu xalu ndéef nga ñun li ñu nekk nii duñ ci arrière benn yoota duñ ko ci arrière dama bëgg nag autorités yi xam loolu gis nga lii xeex bii ni daf ñu jaral xam nga lan la ñu jaral ñun waa Djilakh ñun ñii nañ ko xeex gis nga ñun ñii nañ ko xeex ak lépp lu mu jar rek nañ ko def gis nga ñun ñii même suñ ko réussirul combat bi nañ ko transmettre suñuy doom nañ fexe ba transmettre leen combat ba ñu gëm ni lii ne dañ ko war a xeex parce que un titre foncier de 225 hectares ci biir dëkk bi nga xam ne dëkk bi toll ni Djilakh dafa ëpp loolu agression la nag agression boobu ñun vraiment ñun waa Djilakh def ñu métti nañu trop ñun nag ñu ngi tënku ci yoon ñu ngi ñaan état bi nañ ñu fekk ci yoon bu ñu tënku ñu ànd dox ko suñ ko defulee nag lépp luy am ëllëg parce que xeex moom day am ay niveau ñun nag dafa am niveau bu ñu tollu di xeex mais ñu ngi leen di woo ci niveau bu ñu tollu di xeex nañ ñu fekk suñu ànd suñ ko defulee nag lépp luy xew ëllëg c'est seen responsabilité la parce que lii nii ñun waa Djilakh duñ ko bàyyi mu jàll tey duñ ko bàyyi mu jàll ëllëg donc en guise de conclusion donc loolu laay wax ma leen da jaajëfal nag da jaajëfal population Djilakh bu baax fi ngeen teg seen tànk foofu la bu kenn teggi tànkam don yootaa bu kenn teggi tànkam ñun foofu la ñu nekk ñu ne ñu ni kenn du ci arrière te balaa nga ciy xam dara ñu dem ba ci kanam gaa yi dëgër bopp foofu la ñuy xamee lan mooy dëgg Djilakh pour le moment nag ñu ngi dox ci yoon ànd ak ñoom nañ ñëw fekk si foofu nag ñun foofu la ñu nekk donc